asalaamaaleykum mbokku téléspectateur bu IM Télé maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte ak contentement di leen présenter seen émission spéciale journée mondiale de la femme fii ci IM Télé waaye émission bi duma ci wet benn yoon ndax dama ci dalal sama sœur bi ki nga xamante ni sama sister la soxna madame Faye muy journaliste fii ci IM Télé soxna ma lay dalal ak jàmm ci plateau bi sama rakk ju baax bi. soxna Mamy maa ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal ci li nga ma dalal sa plateau fii ci spécial journée mondiale de la femme ci IM Télé ci loolu nag may daal di profité rek di nuyuwaale téléspectateurs yi ñi seetaan ak sunu public bi di ñu seetaan fii ci IM Télé seen émission spéciale journée mondiale de la femme di daan fii dalal nag suñuy maman yi kese ma lay delloo kàddu bi. tey ñu nag yéen moom macha allah tey bis bi moom jigéen ñi ñoo ko moom xamaa Marie Aw ñu bàyyi la tamit nga wax ñu si li ngay yëngu en même temps nga wax tamit ci travail informel de la femme dans travail informel de la femme ñu bàyyi la tamit nga ñëw ci loolu comme tey di journée de la femme lañu wax bis bi jigéen ñi lañ ko jagleel ñu waxtaan tuuti ci affaire jigéen ñi ak xale jigéen ñi aussi. ñii ngay defari salade ñii ngi defari naanaa boo bëggee naan sax naanaa bu neex da ngay ñëw Kër Massar ndax naanaa bio moom Kër Massar rek la am kon loolu day wane jigéen ñi rek ne au delà de la journée au delà des festivités day baax nag mu doon ay journée de réflexion ñuy retrouver wu nag autour des tables di waxtaan nag ci mécanisme de financement yi ci nan la ñu mën a renforcer capacité jigéen ñi en matière d'agriculture ou d'activité génératrice de revenus donc loolu. waaw loolu nag gouvernants yi la ñuy interpeller rek pour ñu gën a mën a ubbi financement yi te bañ ko politiser aussi loolu aussi lu am solo la ndax jigéen ñi ñun ñi fi toog tey jii mënoo cee xam kenn ku ne foofu ne jigéen la rek développement Kër Massar moo ñu ñor kon loolu dañuy activer encore gouvernants yi parce que ñoom ñoo yor les services financiers décentralisés ndax foo dem ci mutuelle yi am na état bi loo xamante ne wareefam la ci moom kon dafa jot ñu yombal jigéen ñi accès au crédit ndax jigéen ñi bëgg nañu liggéey am nañu doole waaye ni ñuy jotee nag financement yi metti na taux d'intérêt yi metti na intérêt yi ñu ciy teg metti na ba tax na daal yow jigéen ñi fay rek la ñuy def bala nga koo xam waxoon naa sama doom ji amee mu def reportage ci jigéen ñi gis nga jigéen ñi nga gis Kër Massar gii ku ci xëy di nga natt 2000 wala 1000 francs loolu économie informelle la boo xam ne duggul ci banque mais jigéen ñaa ngi koy dajale seen bopp di xool nan la ñuy fayee seen njàngu doom di xool nan la ñu mën a dugalee télévision ci kër gi ndax góor gi mën a gis boppam di améliorer seen bien-être man jàpp naa ne elles sont assez motivées ba pare am nañu tamit jom ba xanaa kay jafe-jafe àddina yi rek lebal téeméer fay téeméer ak juróom fukk dafa metti waaw loolu rek mooy li nga xamante ne am na du ngeen tàcc loolu. problème mu alphabétisation parce que gisoon nañu ay jamono yi nga xamante ni alphabétisation dañ ko indi woon pour bu nekk ñu def làkk bu nekk maanaam ci côté mandin bi moo di olof bi banant bi ak njaagu bay bi mais dañoo gis jamono ñu toll nii affaire bi moom léegi dafa amatul. déggatuñ ci dara amatuñ dara luñ ci leer comme yow ci côté boobu ngay yëngu est-ce que mën nañ ci indi tuuti leeral. bi ñu dindee direction de l'alphabétisation au ministère dolli woon ko ci éducation nationale dañ cee am lu ñu métti torop ndax ñun ñu ne ci base bi di liggéey ak jigéen ñi nit ki boo ko jàngalut français war ko mën a jàngal làkkam ci làkkam mu mën caa wax mën caa bind soxlaam mën caa calculer boo demee nag ba à un certain moment. nga ne dama koy éliminer kooku yaa ngi rey nit te yëguloo ko ñu ngi ciy waxtaan te nii may def nii tey je pense que keneen ku ko defaat keneen def ko ba état dégg ko président de la république dégg ko xam ne jigéen ñi soxla nañu alphabétisation ndax analphabète ku ne xam na ne métti na te am na loo xam ne dana la ko xañ ci àddina ak ci sa économie réew kon dañoo soxla ñun jigéen ñi ñu ubbil ñu ay classe d'alphabétisation ñu jàngal nit ñi ndax ci biir classe yi soo seetee dinañ la ci jàngal économie jàngal la ci
microfinance jàngal la ci santé de la femme santé de l'enfant lépp ci biir classe d'alphabétisation bi lañ koy jàngalee. daf leen di dimbale am naa ci ñoo xam ne ñi ay gérer ay millions la te ci biir carnet bi ñuy bindee olof ba ñu jàng ci lañ ko gérer donc am ñu ciy bind lettre wax seen soxla seen doom te kenn du ko yëg kon dafa am solo état war nañu déglu war nañu boole jigéen ñi ku leen xañ jàng dugal nga leen foo xam ne guutut la. merci beaucoup waaye joxal micro bi madame Zeyna. waaye sax clinique Tunkara Kisi waaw clinique Kisi fii ci Kër Massar ngay yëngu ci wàllu santé maanaam nga nekk sage-femme d'État tey jii ñu gis ni xale jigéen yi nga xamante ni dañuy nekk jeune dem di def planification familiale wala tey ñuy dugg ci affaire avortement léegi comme yow ci côté boobu ngay yëngu ñu lay laajte nga jox ñu ci tuuti li nga xamante ne tey jii xale jigéen ñi ñu ngi toog ñu ngi ci mën a ñaax parents yi wax ci li nga xamante ne tey dina gàllankoor ñu bëri ci dëkk bi wala dina am ni tamit loo xamante ne ni da ciy gaañ ñu bëree bëri ba surtout jeune fille yi daal. mais bu fekkente ne xale yi dañoo jël seen yoonu bopp buñ la fekkee yow ci centre bi xale bu am 17 ans wala 16 ans bu la fekkee ci centre bi planning ko moo gën mu jur doom rey ko mbaa mu jur doom sànni ko kooku amul sens damay ñaax waajur yi. di wax ne bu ñu jug ci yedd bu ñu jug ci waxtaan ak seeni doom waa di gën a sensibiliser parce que phénomène bi ñuy dund tamit peut-être ñàkk jot ci la bokk ndax jigéen ñaa ngi daw guddeeg bëccëg te njaboot gi soxla nañu conseil soxla nañu ñuy wax ak ñoom di wax ni éducateurs yi ci école yi yaay yi amatuñu jotu yar jamono dafa metti jigéen ñëpp a ngi daw ñi nga xamante ni ñoom la ñuy délivrer suñu doom yi pour ñu jàngal leen def ci seen bopp yi xam-xam de grâce muy ustaas bi muy professeur bi di maître bi di maîtresse bi dañ leen di ñaan di leen ñaax di leen wax ni nañuy conseiller xale yi di wax ak ñoom parce que xamuñu boo nee xale rek ku xamul ngay waxal koo xamante ni conscient wul moom ngay waxal mais baax na ñuy conscientiser tuuti xale yi di waxtaan ak ñoom waaye waajur yi nañuy wax seen doom yi ñoom ñooy ñan waajur yi nañuy wax seen doom yi ñoom ñooy ñan doom da nga koy xamal yow yaay kan da nga koy xamal fu mu juddoo wax ko fu mu war am waxal sa doom yow yaay kan wax ko fu mu juddoo wax ko yow mi toog yow mi ko jur yow yaay kan doom jooju war a mën a xam fan lay teg tànkam ëllëg waaye boo bàyyee doom mu dem rek day roy feneen dañuy roy rek feneen lay roy te la muy roy day foog ni voilà ñu génn jël beneen éducation ci mbedd mi te kooku xamul day foog ni loolu mooy li gën ci moom. léegi ma ñëw nag ci sama maman yaayu élèves yi maman Mrs élèves yi ni ñu lay woowee ci Mrs wala. waaw Mrs lañ may woowee Mrs Traoré. Mrs Traoré nekk professeur enseignante retraitée ah. waaw waaw baax na asalaamaaleykum ñu baamtuwaat rek comme niñ ko waxee journée de la femme bi moom thème yi day varié fuñ fi naree toog sax di développer yëpp te boo seetee bu ñu laal rek dafay laal morom ba ndax sama xarit bi sage femme bi. wax na ci éducation sama mag Seyni Mar wax na ci éducation madame Marie Aw tamit bu muy wax ci affaire informelle ak jigéen ñi lu ñuy xëy yëpp ci wàllu éducation rôle jigéen ci boppam moo yaatu mais bu ñu ñëwee ci domaine éducation yaakaar naa ne mooy base bi suñu bëggee développement xale yi jàng surtout jigéen ñi suñ leen jàppalee di nga wax ci wàllu alphabétisation bu ñu jàppalee élèves yi nga xam ne ñi ngi jàng yaakaar naa ne alphabétisation bi dana gën a yomb ndax élève bu jigéen bu jàng ba xam te yaayam jàngul mën na ko jàppale te dama leen di xamal leen pour dalal seen xel jigéen ñi lu ñuy bari ci école yi jigéen ñi ñu farlu lañu expérience bi ma vivre li ma jot a jàngale résultats yi gën a baax sama doom yu góor yi bu leen ma mere jigéen ñi ñooy gën a am les meilleurs résultats waaw góor ñi bu leen ma mere na tax ngeen gën a góorgóorlu toujours loolu laa leen di wax léeg-léeg ñu mere ma ne ma Mrs yow jigéen ñi ngay faral mais c'est un constat bu ñu def d'ailleurs CM Kër Massar chaque année bu ñuy def fête de l'excellence les 30 premiers élèves yi am les meilleures notes meilleures moyennes entre 17 ba 15 jigéen ñi ñoo ci gën a bari quelques góor nga ciy gis daaw daal laa gis ne am nañu 5 garçons xaw ma 6 mais d'habitude
ñaari góor ngay gis une vingtaine de filles donc loolu war na tax comme ci banlieue bi la ñu ne xale yu góor yi ngeen gën a góorgóorlu surtout ñi nekk en formation. waaw bàjjenu gox maa ngi rafetlu laaj bi su ma fi toogoon ba dem te laajoo ma loolu comme ni ko sama mbokku sage-femme bi waxee dina am lu des ci sab laaj parce que ñoom ñu toog si biir di prestataire de service yi ñoom jotewuñu fépp ñun ak relais yi ñun ñooy seen kàddu ñun la ñu formé ba nga xam ne ñoom li ñu waroon a toog ci bureau bi bu ñu naree patient bu ñëw ñu jël ko ak yow dafay jël temps duñ ko mën ñun ñooy dem di defi ay VAD ñun ñooy dem di defi ay causeries ñun ñooy sensibiliser population bi di leen wax ne nii ngeen war a jaar ñun ñooy xool carnet jigéen du wérul yi ndax yow def nga say jël nga say vaccin jël nga sa def nga sa visite à temps ndax yaa ngi def sa jël nga sa kii tétanos ndax jël nga sa SP contre sibiru bi ndax am nga moustiquaire ñun daal ñooy dox bi nga xam ne lépp loo xam ne dafa waroon a indi ay ci wàllu wér-gu-yaram jigéenu wérul bi ak ëmb bi ñun ñooy dox ak sunu tànk di def porte à porte di dem ci kër yi dañuy def sax ay cercle grand-mère maanaam borom kër gi des fois ñu wax ak goro bi wàllum liggéey bi buñ ko teree des fois ñu taaj goro bi wax ak moom nii la war a comporter woo lii du tappale lii du lii li ngay sol sax dañ ciy wax ak yow yére yi bu mu mel ni plan de l'accouchement yooyu yëpp dañ ciy dem ak yow soo nooy waajalee sa bopp bis booy am doom naam jigéen yi dañ gis nañ dañuy xeesal du ñu tal seet bopp ñu ngay tal teral ba yooyu yëpp dañ ciy waxtaan ak ñoom saabu yi dencal nangam amal sa juróomi sër yu set fii ngay jaar daal ñun daal ñoo leen di yombalal seen liggéey ba nga xam ne ba xale bi su juddoo dem nañ ba ci état civilu xale bi protection de l'enfant dañ ciy yëngu xale bi waroo koo liggéey loolu yi xale bi amoo droit def lii xale bi am na droit à l'éducation xale bi fii la war a jaar ñun daal rôle bi nga xam ne ñoom ñoo ko war a def ñun ñoo nekk seen entre population bi ak ñoom ñu tànne ñu nag si biir population bi lañ ñu tànne tàggat ñu ba nga xam ne ñoom fu ñu waroon a egg rek ñun mën nañu faa eggale. nga joxal ma micro Sonia waaye Sonia ngi ne waaye damay sargal sama benn maman bi nga xamante ne moo di maman Adam Faye. jigéen ñi fu ñu dem ñoo ngi liggéey boo demee ba Mali ñoo ngi liggéey nga ñëw Sénégal ñoo ngi daan doole te li ma ci gën a métti ñun ay artistes dañuy joué bi mais fajar gi ñuy dugg suñu biir kër ma gis sama moromu yaay yi gàddu seen paan di dem di liggéey yi man kon loolu wax dëgg yàlla daf may def benn màgg ndax bu ma gisee mère bu dem di daani doole damay xool ci sama yaay. biir émission spéciale journée mondiale de la femme may remercier sama maman yi nga xamante ne dañoo bàyyi seen yitte yëpp ñëw toog fii ci plateau bi nga xamante ne nii mooy journée bi nga xamante moom la ñuy sargalee jigéen ñi waaye damay jëlaat kàddu bi rek jox ko sama maman bi nga xamante ne day ñëw toog mu ne ma tey moom lakk sa picc xew maman kañ la ñuy lakk picc bi. dañuy bàyyi kii bi continuer dañuy bàyyi madame Zeyna daal di continuer maman ñu ngi ñëw ci picc bi rek maman Marie Aw ñoo ngi ñëwaat ci yow ci kanam tuuti rek madame Zeyna sànq nag nga teg sa loxo mu nekkoon loo xam ne c'est très important pour jigéen ñi aussi xam feebar bi kat nii lay manifesté woo su ma gisee lii damaa wax a daw gaaw kër docteur pour ñu daal koy stoppé nu mu gën a gaaw interroger ma wax ma ba pare yem ci planning dinaa leen mere torop dinaa leen mere torop ndax nag ñaari jàngoro yooyu ngeen wax muy cancer du col de l'utérus ak cancer du sein mi ngi toj dëkk bi mi ngi def ay ravage di toj dëkk bi ko nag dara waralu ko lu dul jigéen ñi dañoo ragal hôpital nañ leen ko wax te dee sol leen seen dàll ngeen dem ci poste de santé centre de santé yi leen gën a jege léegi jumtukaay yaa ngi fi la amoon wonni na jumtukaay yaa ngi fi hôpital defuñu dara lu dul faj
ku ma seen ak sama blouse bu rose rek day daw looy daw dangaa foog ni dama biir du loolu am na loo xam ne mi ngi fi waxuñu ko ndax nit dina sooxaale doomu jàngoro muy nelaw ci moom ba keroog ba muy génn maara day taali musiba mooy am jege leen hôpitaux yi di xool seen statut c'est important li ko waral nag mooy jigéen ñi dañoo bëri ay jumtukaay yu ñuy utiliser saf-safal yi ñuy utiliser bàyyi leen saf-safal yi jigéen dafa am nu ko yàlla bindee macha allah amuñu dara lu ñuy dolli suñu bopp bàyyi leen saf-safal yi saf-safal yaa ngi def ravage ci dëkk bi di créer cancer du col di ko yokk parce que taux bi dafa gën a bari dañoo seetlu ne taux bi dafa te jigéen ñi balaa ñuy jóg mu taar léegi yàlla def na santé bi dafa développé wu bu baax a baax a baax yombanal nañ leen jumtukaay yi poste de santé boo dem ñaar téeméer ñeenti téeméer ñu xool dépistage bu gaaw la may félicité waa Maristop International di leen wax ni ñu ngi def travail de titan fii ci Kër Massar ñooñu dama ne mention spéciale li ñuy liggéey ci wàllu jigéen ñi amul fenn ñu ngi former sage-femme yi di leen tàggat fu sage-femme nekk ñu former la doo fay ñaar dërëm nga mën di dépister jigéen ñi di leen jàngal nu ñuy dépister seen bopp di leen jàngal nu ñuy xoolee nit ki nu muy saytoo feebar ci weenam pour xam ko ñun ñuy jàllale message boobu ci population bi di wax ni waa Maristop ñu ngi ñuy jàngal carrément jigéen nooy sayatee ci moom ndax am na doomu jàngoro bi nga xamante ni wala ay signes yi wane ni kii mi ngi commencé di am cancer. mais ci signes yooyu sax foog nga may jigéen ñoo xam ne xamuñu naka lay manifesté woo mooy cancer col de l'utérus ak cancer du sein naka lay manifesté woo ba yow nga tiit lekk ne xaar ma dem hôpital xool est-ce que réellement loolu la wala du loolu. waaw ma ni dafa am doomu dañuy nelaw ci biir yaramu nit cancer du col de l'utérus buy génn bu ko nit ki yëg day fekk ñu di ko jangatee di ko yóbbu hôpital di indi loolu am na sens loolu amul sens jigéen ju ne xam nga jigéen nga lépp lu bokkul ci yow boo ko gisee war ngaa mën a sol sa daal boo toogee ba nga am ay perte blanche sa kanam di xasen sa odeur perte blanche xet bi changé na solo sa daal dama nga seeti sa gynécologue wala sa sage-femme dina la xool ba fekkente ne du moom dina la jox ay garab parce que infection la buy développé wu dong waaw jural la loo xamante ni bokkul woon ci yow ku gis soppeeku sa yaram war ngaa mën a sol sa daal dem. di wax ni sama teewaay fii lu ma neex la vraiment parce que buñ ne journée internationale de la femme te waxuñu santé ci mbiru jigéen ñi dina xaw a doy waar lool ndax dama yaakaar ni ko yaay booy waxee jigéen ñi ñoo fi yeewu 4 heures du matin. ma ne jigéen ñi yeewu 4 heures du matin. seen kër yi di dawal njaboot guddeeg bëccëg ndax mérité nañ feebar damay laaj yéen assistance bi ndax ñooñu mérité nañ feebar moo tax nag il faut que tey ñu laal santé ji surtout thème bi nga wax léegi ci planification familiale des jeunes damay wax ni dul espacel njur li bon mooy dakkal njur mi kenn du ko dakkal ki nga xam ne xale la day jàng tey jii bu ëmbee ana nu muy yoree këram ana nu muy continuer ay études am damay wax ni planning du pour ni ko mag ñi waxee léeg-léeg ni ko yenn kilifa di waxee vagabondage déedéet ndax nag dañuy ay lu mu dee dañoo juddu ci ay dëkku diine ki nekkul jullit am na diineem bu mu gëm donc damay wax ni planning c'est un surplus pour population bi du question que ni nit ñi dañoo war a planning pour di fowee seen bopp wala pour di taxawaalu déedéet dañ ko def pour espacer njur mi te it pour sàmm seen wér-gu-yaram ndax ki nga xam ni mu at yor ëmb boot ko yor doomu ñaari at wala ñaari at bi ñetti at jàpp ci loxoom coono la koy dikkal d'autant plus que nit ñi amuñu li nga xamante ni jumtukaay yi nga xamante ni moom la ñu war a am ci kër yi ki war a yeewu 4 heures du matin yor pañe jënam di jaay te boot doomu 1 mois wala 2 mois jàpp loxo doomu 1 an kooku bu ne dinaa liggéey sama liggéey mu sotti dina doy waar. beneen ci côté éducation dafa insuffisant Kër Massar ak ni mu toll benn case des tout petits loolu dafa insuffisant parce que gis naa ne dëkk bi soxla na sax crèche ndax boo demee ba jigéen ñi ci ëpp ñu ngi ci secteur informel bi waaw war nañ fee mën a am crèche kuy dem mën a dénkaane say doom naam du tubaab bi rek a bëgg loolu dem nañu ba ñun nit ñi ñuul ñi soxla nañ ko sécuriser sa njaboot xool xale yi jàngi li sama sœur bi wax lu am solo la xale yi nga xamante ne ñoo gën a xam sax seen waajur yi luy planning familial c'est grave pour une société loolu garaaw na xale boo gis boo ko waxee pilule mu wax la xeetu pilule yi am Sénégal yépp ak yi am bitim réew loolu problème la loolu day andi rek ay accouchement
ay ni ko sama sœur bi waxee rey sa doom yooyu yëpp daal ci insécurité la dugg bëgg naa bala maa pare incha allahu rabbi xam naa damay bàyyi sama nattangoo yi wax rek mais plaidoyer yi ñu war a mën a développer fii gannaaw télé bii ñu yaakaar ko ci IM mooy ñi ñuy déglu ñu xam ne Kër Massar manqué na lu baree bari loo xamante ne askan bi soxla nañ ko comme nag dañoo nekk ci journée mondiale de la femme damay wax fii ne Kër Massar jigéen ñi dañoo soxla SEDAF maison de la femme bii fi nekk ñaata at la dama ne maison de la femme baa ngi nii depuis 95 96 ca ba fi Mbacke Diop nekkee la maison de la femme bii nekk est-ce que jigéenu Kër Massar mérité wuñu leneen est-ce que mérité wuñu comme SEDAF yi am Sangalkam am feneen yooyu ay plaidoyer la yoo xam ne bëgg naa ñu développer ko dans la solidarité ñu xam ne ñu nit nous ne sommes pas nag des Sénégalaises à part nous sommes des Sénégalaises à part entière ci biir dëkk bi la ñu bokk nañ ñu bàyyi xel naam sax ay kaw-kaw la ñuy wooye léeg-léeg dëgg la ndax légume bi fii la bëree ndax lépp fii la am mais kenn ëpp ñu jom nag njàng maa ngi fi dégg nga sama sœur Sini Mané li mu développé léegi sama sœur yi fi nekk yëpp kenn ku ne gis nga li ñu développé xam-xam baa ngi fi mais jumtukaay yi dafa manqué ba ci sunuy doom yu góor amatuñu sport amuñu stade amuñu fu ñuy nekk stade bi fi nekk doyewul dara et dafa jot nag ñu gëstu nag Kër Massar 25 kilomètres carrés 122 quartiers an nañ ko développé fii ci 8 mars bi ba ñi ko war a dégg ñu dégg ko jërëjëf. samay doomu ndey ñi ma bokk ak ñoom ci liggéey bi di nuyu suñu sage-femme bi nga xam ne ba dëgg yàlla ñu baax la si fii ndax man yóbbu naa fa suma malade vraiment mu taxawu ko taxaw bu baax te santé bu ko jigéen amul dara di leen gërëm di gërëm waa ñu nekk ci plateau bi ñuy seetaan ñëpp ñu toog maa ngi gërëm samay naataangoo yu fi nekk yëpp. macha allah te xam ne journée de la femme tamit am na lu ma ci bëggoon a wax dès le début li tax ba mu am ay jigéen ñoo amoon problème ay ouvrières américaines dans les années 1800. léegi ñu doon revendiquer seeni droit ci la ñu jëlee internationaliser mouvement bi jigéen ñëpp nag gis ci seen bopp xam ne dañu am fu ñu war a taxaw bon nekk jigéen am na rôle fondamental dans la société kon jigéen jarul a négliger. vive les femmes. 2016 Aïssatou Diop Fall moo ñu invité place souvenir ñu def fa plateau comme ni commencé ngeen ko bii doon première édition yàlla da ko yàlla ful yàlla dafa dogal ñu yaatu mbootu nekk ay ndey ji seex ASBEF tam dugg na fi am ay père éducateur comme ni nga ko waxee ci wàllu grossesse précoce yeeg viol yeeg yooyu ñoom tamit ñu ngi bay seen waar te fu ne dañ fay soxla bàjjenu gox yi ndax ku wax bàjjen rek mooy lépp ndax mu yaay sa càmmiñu yaay sa jigéenu càmmiñ yaay wax daal yow yaay defar yaay nekk ci relation entre loolu rek lañ ko bëggoon tëje di leen ñaanal yàlla na rajo bi télé bi yàlla jëmale ko ci kanam ba ngeen am yeneen i yoo xam ne daal moo ëpp yi solo jërë ngeen jëf. ok merci. jël nañ ci ay jàngat aussi comme nu ko sama sage-femme bi waxee rek di wax nekk journée mondiale de la femme la ñu wax mais nag warul yem benn journée ndax fii lépp lu fi baax jigéen moo la baaxal képp ku fi baax jigéen moo la baaxal ndax moom mooy jur président mooy jur imam képp ku fi taxaw tey am baat lekk jigéen la jur kon ci gàttal jigéen kenn mënu koo fay fii daal laay jaar sax tàggatoo ak suñu mbokku téléspectateurs yi ci fii ci IM Télé di jaajëfal ñëpp ñu fi teew tey di leen wax rek ba déwén incha allah. waaye may nuyu téléspectateur IM Télé yëpp di leen wax ne tey moom journée mondiale de la femme la may nuyu sama borom kër bu baax a baax tey moom xam naa ne moom mu fas yéene tegal reer bi te xam naa yow monsieur Dieng di nga ko def ndax man maay sa jong ma 82 giga waaye dina ma doon neex trop ma jàkkaarloog sama maman Adam Faye ba ma dégg ko sama micro mais maa ngi koy nuyu au passage waaye nag sama doomu ndey ngi fii ci salle bi moom saa yu may jógee rek mi ngi ànd ak man ci lépp lu ma jublu mooy Mami Sakho doomu mère Adam Faye ma koy nuyu bu baax a baax sama copine boobu sama doomu ndey xol crazy boobu sama xaritu xol bi maa ngi nuyu bu baax a baax du nuyu sama maman yi nga xamante ni yéen a def déplacement ak dérangement bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sargal di leen jaajëfal bu baax a baax maman Marie Aw yow mi nga xamante ni dangaa am décès mais malgré loolu yëpp ñëw nga toog si plateau bi ngir jàppale ñu si émission bi yàlla na suñu borom fay maman Seydou Ndiaye ak Zeynabou maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di nuyu Sénégal yëpp di nuyu bépp jigéen bi nga xamante ni nii tey sa bis la maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal di leen wax ni ok merci beaucoup.